Amis internautes bu Sénégal 7, bienvenue dans la grande interview d'aujourd'hui. Tey nag maa ngi recevoir sur le plateau monsieur Moustapha Diakhaté moom fi nekkoon ancien ministre, ancien député et aussi ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. Salaamaaleykum Moustapha Diakhaté. bismillah rahmaani rahim waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Soxna Ndiap maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci site bi di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi nuy seetaan muy suñu mbokki sénégalais yi te ñaan yàlla subhanahu wa taala mu baaxee nu ba liñ fiy wax amal njëriñ réew mi. Moustapha Diakhaté, dernière casquette bi nga amoon mooy ancien ministre auprès du cabinet bu président Macky Sall ñu seetlu ne du 28 octobre bi ñu génn ci atum 2019 mu mel ni comme séparation dafa am ci diggante yow ak njiitum réew mi lan moo waral boobule séparation. waaw séparation du ma ko tuddee li ma koy jàppe mooy président Macky Sall moom dafa ma dénkoonub liggéey. jaarale ko ci décret dem na ba jàpp ne xëy na ni may doxale gënalu ko mu nangu li ma dénkoon kon loolu man du ma def lu dut bég ci ndax ci d'abord dénkoon na ma nangu gi itam du loo xam ne naqari na ma d'abord ndax moom moo ma dénkoon nangu yi te nit ki bu la dénkee dara nangu ko wóor laa naqari waaye bu fekkonte ne dama doon doxal sama xel rek xëy na keroog bi mu prêter serment laay noppee takk ndooma tànk guy jóge ci moom ndax loolu laa naroon waaye nag bi ma ci waxtaanee ak samay kilifa ñu ne ma daal mu fal précisément nga xëy démissionné loolu moom du leer ci xelum nit ñi li gën mooy nga bàyyi ko rek lu mu def baax na yàlla dogal na moom ci boppam dem na ba xëy na kàddu yi may yëkkati gënalu ko mu dindi lim ma dénkoon loolu man maa ko ci sant bu baax a baax di ko ñaanal maanaam fi mu jëm aussi gën fi mu jógee bi ci des nag mooy sunu ànd ginnaaw ay ndomba tànk lalu ko woon. ndax man 2009 bi may jógee parti démocratie sénégalais dama delloo Abdoulaye Wade ndomba tànk yu ma joxoon ak teraangaam ñëw fekk si ko muy sama rak am lu mu doon wut ma ànd ak moom ma fekk si ko kon ndomba tànk wut siwu ma ko fi woon dama ñëwoon ak moom ngir ànd ak moom ndax président Abdoulaye Wade bañ a faluwaat ndax bañ a jox doomam réew mi damay ànd ak moom ndax damaa jàpp ne ñii doon laaj réew mi moo ci gënoon a taxaw pour jaarale pour développer Sénégal loola nag dara soppiku ci maanaam cofeel gi ma am ci moom en tant que nit ak yéene gu ma ko yéene ndam ci liggéey bi ko Sénégalais yi tënk loolu dara soppiku ci kon ci wetam moom li ma dénkoon jël na ko waaye man nag li ma ko joxoon moom du mënuma ko jëlaat muy cofeel ak jàppale mu nekk sama camarade du parti mu nekk sama leader du parti aussi. waaw sa limogeage boobu mun nañu wax ne gannaaw ba nga defee émission ci grand jury du dimanche waxoon ci wàllum troisième mandat bu Macky Sall moo ko sooke est-ce que nekkul tamit troisième mandat boobu da nga bokk ci victime yi. waaw xëy na mën naa nekk ndax wala daf ne te tombé waral ay gaaf effectivement def naa benn émission yëkkati fay kàddu ne président de la République mënatul am ñetti mandat loolu itam bi ma ko waxee ma tër ko ci ñeenti yëf bu njëkk bi mooy bi muy falu 2012 dafa fekk constitution bi ñu limité mandat yi ne mënta weesu ñaar 2000 ndax loolu Abdoulaye Wade moo ko dugaloon ci constitution bi moom bi mu faloo mu gën a dëgëral wax jooju dugal ci biir ne benn président Sénégal mënatut am lu ñaari mandat yu tegaloo moom ci boppam bi ñu ko falaatee ba nag mu yëkkati kàddu ne mandat bi ñu ko falaat nii mooy bu mu jëm te dégg gu ma moom mu wax ne dina bëggaat na troisième mandat man loolu laa répété mu ci ëllëg sa mu jëlee mu fa fekk na lu ko jiitu am na keneen ku waxoon loolu mu jëlee ko fa. kon ma des naa ñaaw njort ci ne xëy na loolu moo tax bu fekkee loolu moo tax jàpp naa ne du yoon wu moo jub parce que moom mooy kilifa parti bi moom mooy kilifa coalition bi. su fekkee bëgg na ñi nekk ci coalition bi am nañu mel loolu moo leen ko war a digal parce que dama jàpp ni nit bu jiitee ay nit yaar yi daf koo war ci ñoom mooy benn mu di leen digal lu baax di leen tere lu bon kon ma jàpp ne li waroon mooy mu dajale responsable yi ci parti bi wala coalition bi ne damaa bëgg mbirum troisième mandat ñun buñ ci duggati su boobaa nit ñi dañ ko bàyyi waaye jàpp naa ne waru koo faje ab décret parce que loolu day niru leneen ndax décret moom Sénégalais yi ñoo ko dénk te jàpp naa ne merom parti Macky Sall waru koo faje décret boo xam ne Sénégalais yi ñoo ko bokk ndax loolu boobaa day dindi wax ji mu waxal boppam mooy ñun dañoo jiital la patrie awal parti su fekkee day jël yëfu patrie bi di ko faje merom parti loolu jàpp naa ne gënut encore une fois defuma ko problème parce que su fekkente ne moom day bañ ku wax troisième mandat ndax pour moom bëggatu ko wut amul benn problème mais li ci lëndëm
mooy am nañu bokk ci kër gi bokk ci langue politique bi bokk ci parti wala ci coalition di wax ne moom mën naa am 3e mandat te kenn defu leen dara kon day mel ne li ñuy bañ du bañatuñ ko wax ci 3e mandat li ñuy bañ mooy ku ne Macky Sall mënu ko am te jàpp naa ne loolu du ab cëram du taxawaayam parce que man gàcce Macky Sall sama gàcce rek la mën a doon ndamam sama ndam rek la mën a doon te koo xam ne bu daanoo nga xalanku li nga ko war a yéene mooy mu taxaw malheureusement ci wàllu 3e mandat bi limogeage boobu mu def Sori Kaba ak teg ma ci tax na xelum Sénégal yi ñu ngi commencé jaxasoo ci ne ndax Macky Sall bëgg ko te loolu jàpp naa ne le fait que nit ñi di ko xalaat rek baaxut ci moom baaxut ci République du Sénégal. waaw monsieur le ministre yow nga xam ne yàgg nga di fréquenter ak kii di président Macky Sall est-ce que yaakaar nga ni Macky Sall bu taxawaatee bëgg 3e mandat dina nekk mbir moo xam ne dina la bett ndaxte wax na fi waxat na. ok dina ma bett parce que souvent léeg-léeg ñu tuumaal Macky Sall naan dafa waxet ndax daf ne woon mandat am daf koy wàññi cinq ans te defu ko pour man foofu président am na woon lay wu dëgër ndax bi mu bëggee wàññi mandat am dafa laaj conseil constitutionnel ne leen ndax mën na maa wàññi sama mandat bi conseil constitutionnel ne ko mënoo koo wàññi li nga man xëy na mën ngaa dem waaye mënoo wàññi ma jàpp ne ginnaaw président de la République ginnaaw conseil constitutionnel moom la ñu dénk conseil constitution bi lu président de la République bëgg a def ñu ne ko constitution mayu la ko jàpp naa ne li président war def mooy def li ko conseil constitutionnel sant kon man jàpp naa ne wax jooju du woon waxeet maintenant li jëm ci bëggaat 3e mandat man de li may ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla bu mu ko bëgg yàlla bu mu ko gént bëgg yàlla bu ko kenn bëggal ndax bëgg ko baaxut ci deram baaxut ci Sénégal te mën naa indi ay jafe-jafe parce que bu nu ko fàttee 2011 fukki nit ak ñett faatu nañ ci bañ Abdoulaye Wade amoon 3e mandat te ñoo doon faatu ci suñu côté lañ bokkoon jàpp naa ne par le respect de leur mémoire kenn ci ñun warut di waxu président Macky Sall war naa bëgg 3e mandat te li am solo nag gis nga muy président de la République muy journaliste bi muy baykat bi nit ki ci dundam na def rek li mu war a def su lañ ko sas jeexee mu defee leneen parce que nag amul kenn ko xam ne ci ñun am indispensable nga ba fi nekkul réew mi du dox kon encore une fois daal li may ñaan mooy yàlla bu mu ko bëgg yàlla bu mu ko gént bëgg yàlla bu ko kenn bëggale ndax loolu mooy sagam te mooy moo gën ci moom. waaw monsieur le ministre si say ay kàddu dañoo nemmeeku ne da nga am benn certaine liberté de ton liberté d'expression mun nañu wax ne doy nangoo rangé wu si au niveau kii bi nga nekk instance bi mu nekk benn affaire boo xam ne mun nañu jàpp ne ça peut déranger les membres de ton parti est-ce que nekkul tamit loolu moo gën a susciter à ce que Macky Sall mu teggi la sa ndoom est-ce que nekkul yow yaa ko poussé à ce que mu poussé la à la sortie sax. waaw loolu mën na nekk waaye du ma ne ba ñu ma rangé ci ligne parti bi c'est que ci wàllu 3e mandat léeg-léeg ma dégg nit ñi naan man dama safaanoog parti bi déedéet amul bind wala film wala wax joo xam ne Alliance pour la République wala Benno Bokk Yaakaar daf ne bu kenn waxati ci 3e mandat kon amuñu ligne buñ ci am wax amuñu ci ligne ginnaaw amuñu ci ligne nag kenn ku ne sañ nga caa waxee ni nga xam ne mooy liberté tey nag xëy na après bi mu dàqee kii Sori Kaba ak man xëy na mën nañoo jàpp ne lii ñu parti bi mooy maanaam bu kenn waxati ci 3e mandat am te kon nag jàpp naa ne c'est vrai président du parti am na baat ci parti bi waaye lii ñu parti moom instance moo ko war a régler ba suñu jon yàlla tey jii amul benn kuréelu APR bu daje ne ba ñu waxati ci 3e mandat kon ba ñu ma rangé ci lii ñu parti bi waaye parti bi daa amul ligne ci mbirum 3e mandat loolu mooy benn bi ci des itam parti politique du caserne démocratie la nit ñi ci bokk ab war nañu am sañ-sañu wax seen xalaat dégg naa fan yi président ne ku mënul def d'accord ak man na nga dem man jàpp naa ne ay nawle kenn du ànd ak ñoom noonu ay nawle kenn du leen ne da ngeen naan muut wala ngeen ne mott am na lu mu ci teg ne ku def ku d'accord ak man da ngaa war def ni ma defoon foofu defe naa njuumte am na ci parce que président de la République ay divergence politique tàggaliwu ko Ablaye Wade Ablaye Wade daan nangu li mu ko joxoon mu door ko bàyyi kon encore une fois li ma jàpp rek mooy démocratie la ñu nekk su fekkente ne am na lu ñu bëgg nit ñi doxalee ko nañ ko waxtaane ba ñëpp d'accord ci te man keroog bi mu dàqee Sori Kaba position bi ma ko mooy wala responsable parti bi ne leen bu ñu waxati ci 3e mandat su ko defee loolu féete bor encore une fois man damaa jàpp ne daal nit ki su fekkee da ngay jiite nit ñi soo da nga leen a war a wax di leen digal lu baax di leen tere lu bon waaye nag bu fekkente ne da ngaa bëgg a seetaan bëgg nit ñi di gën di xool li ci seen xel di ko wax loolu moom day compliqué trop bon maintenant nag li ci des mooy man c'est vrai moi dama am sama liberté de ton jàpp bu may wax dara du ma ci jéem a fay bor
du ma ci jéem a wut njël damay seet ba xam ndax li may wax dëgg la wala du dëgg damay seet ba xam ndax li may wax amal na njëriñ réew mi wala amul njëriñ saa su ma xasee jàpp ne dëgg la rek saa su ma xasee jàpp ne lii amal na njëriñ réew mi dama koy wax du ma ci seet lu ci naqari nit du ma ci seet lu ko neex na